jërë ngeen jëf ñu nuyu leen bu baax sant leen ñu ngi fii ci Koungheul ci lancement mouvement bu am solo muy mouvement Kaaraange Koungheul M2K ki ko créé nag mu ngi nii taxaw di Mamadou Camara Bitike mu nekk responsable politique fii ci Koungheul nekkoon di liggéey ci biir Benno Bokk Yaakaar continue di ci nekk mais nag day ber saawu boppam comme ni mu ko waxee ànd ak ci ay militant parce que sàkku nañ ko ci moom nekk yoon la nga demal sa bopp googu nag moo tax mu lancé mouvement bi nekk mouvement citoyen mais itam nag da ciy defaale déclaration politique lim ci wax mooy que ni génnul biir Benno Bokk Yaakaar dina fas yéene di continuer di liggéey ci si biir parti bi di fas yéene taxawaalu Koungheul yi mais itam citoyenneté dañ ci nekk social bi noonu def da koy continuer di ko def mais nag di wax président de la république ne ko moom bernan saaw boppam nekk di ko liggéeyal kon na ko bàyyi xel boobu nag moom la ay militants am ñëpp ay sympathisants am ñëpp demandé président de la république pour mu jox Mamadou Camara dara parce que mu ngi koy liggéeyal ci parti bi su lépp doole boppam lay demee mu nekkoon nag ci teewaayu yu bëri ay xaritam mais ci El Hadj Adama Camara bi xam ne mooy magam ñëwoon na teew fekkee mbir mi ay xaritam ku ci mel ni Sa Thiam bi xam ne tey mu ngi liggéey ci yeneen i camp ñëwoon na fekkee ak ñi xam ne moom Braham Thiam bi nekk ci PLP mais itam Aziz Camara bu PLD ñëwoon na teew kon mouvement ngi noonu muy mouvement Kaaraange Koungheul kon nag ñu déglu ñu xam ne ñoo fa jël kàddu ku ci mel ni El Hadj nit dinaa leen gërëm parce que ku oote bëgg nga ku ñëw ku oote da ngay natt sa bopp ñeneen ñi ñu ngi lay déglu est-ce que nit ñi demoon nañ nangam ak nangam kon yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi seen soxla naaj bi tàng ngeen ñëwal ko maa ngi leen di sant di leen gërëm di ko ñaanal comme ni mu ko waxee loolu la ma santoon ñaanal ko li muy dugg yàlla na koo jig ak jàmm. samay jëkkër maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ndaje mi sama mag sama jëkkër sama doomu ndey ku ma bëgg ñëpp moo ko waral man nag mënu ma wax ci mbooloo musuma ko def itam waaye tey Mamadou Camara moo tax ma def ko ndax jalal na ma ko kenn musumaa gis ci mbooloo may wax waaye tey jalal na ma ko te dinaa ko def te Pa Mamadou yow ñëpp nga jaral ndax am na ñoo xam ne tey gis nga leen fii ba nga dalee campagne nag la gisoo leen ñuy génn te yow yaa leen tax a jóg tey ñuy génn di ñëw ci tey ji sa kër di la won nag ne la ñoom ñëpp ñu ngi sa ginnaaw heure boo wootee muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon ñëpp dañu ñëw fekk si la ndax Pa Mamadou ñëpp nga amal teraanga xeeboo kenn boddoo kenn gàntaloo kenn lu mu guddi bu nit ñëwee ci yow bu la fëggee danga ko jox li mu bëgg wala nga wax ak moom li mu bëgg kon Pa Mamadou mënuñ la fay yàlla rek la mën a fay dañ lay bàyyeeg yàlla man nag sama digganteeg yow yàgg na yàgg goo xam ne maag Fatma Konaté mii LD ebal nga ñu fi Dakar ñu dem fi benn congrès bañ ci ñëwee amul luñ ci wax dañ ne ñun ñaar nga tànn te fekkit muy dëgg la ñu yónni woon ñu dox ko matal ko ba mat boobu ba léegi nag yaa ngi jàpp bàyyi woo wax dëgg yàlla man bañ nañ ko ba fu ma demit dañ naan ma yow nitu Mamadou Camara nga man ku ci nekk loolu lay wax ku may waxal da nga naan ma nitu Mamadou Camara nga may la te muy dëgg man su ma duggee ci politique ba léegi yàlla ak Mamadou la man bàyyi woon naa politique waaye Mamadou moo tax ma duggaat ci politique ndax li ma defal moo tax ma duggaat ci politique. waaye nag Mamadou Camara moo ko jar lu ko jar moo ko jar lu ko jarul jaru ko Modou Camara pour ma taxawal suba ba ngoon jot danaa fa taxaw ndax Modou iñaanewu ma dara iñaanewu suma njaboot dara fu suma bët konqe bu ma ko jooytoo mu fajal ma ko kon nag lu mu yontu nii yàlla na ko yàlla may si barke Mouhamed maa ngi Minetou Babou mi fu mu jëm fu Mamadou bu waxee nii rek mu ne ma fàjjal suñu càmmiñ woote na amuñu toogaay ma ne ko loolu toogaay amatu si dem rek waaw politique bi passé lu ne wax ne ma ko ma ne leen Modou fu mu taxaw foofu laay taxaw fu mu dem foofu laay dem ku wutuma si ku ma si mere wutuma si ku si kum neex ak kum naqari te Modou moo ngi ni xam na si dara waaw man duma boole ñu jabootu ñun ñëpp bu ñuy gërëm moom la ñuy njëkk gërëm sant ko kon Aada ñu ngi lay gërëm di la sant di lay ñaanal yàlla taxawaay bi yal na ko yàlla gën a dëgëral yal nañu ànd bi yal na ko yàlla gën a dëgëral yàlla defal la jàmm defal la wér sutura ak xéewal te mu defal ko mboolem jullit di gërëm Modou Camara Modou mi nga xam ne nii moo waral bés bi tey bés bi nag li ko waral mooy Modou moo jël initiative moo jël xalaat ne dafa bëgg a taxawal benn kuréel gu ñuy tuddee Kaaraange Koungheul kuréel gi nag
ku dégg na nga xam ne kuréel la kuréel gi li ko waral mooy nee na dafa yàgg ci politique lu nekk dañ na ko coono bu nekk dañ na ko yàlla boole ko ak waa Koungheul am ak moom jàmm mu am ak ñoom jàmm mu gis na teraanga bu nekk mu ngi ñëw ci politique ci Koungheul waaye amul benn yoon buñ ko mos a gis limaa la wuñ ko ci dara ëpp na fukki at ak juróom mu nekk ci terrain bi lu mu am bokk ko waa Koungheul cër bu ñëw ñu jéggale ko amul lenn loo xam ne ni dañ ko associé lépp lu ñuy waxtaane Dakar duñ ko ci boole bu ñëwee ba fii bu ñu séddale cër yi duñ ko ci boole mu ne nag trop c'est trop mu jël initiative mu ne damay taxawal suma kuréel goo xam ne dama fas yéene défendre intérêt Koungheul di tàllal loxo nag képp koo xam ne nii Koungheul moo la ñor nga nekk Koungheul ma tàllal la loxo bu fekkente ne lii nga xam ne mooy sama gëdd lii nga xam ne nii moom laa yelloo ñu daan moom ko xeeñ ma ñàkkoon ko su fekkee taxaw nga pour jox ma ko pare naa pour jox la loxo maag yow ñu ànd liggéey pour intérêt Koungheul. ku ne xam na lu ne def nga ko si politique lu ne daj nga ko si politique Pa Modou tey loo amul rek politique moo la ko xañ waaye nee nañ nag dañ koy sante yàlla parce que noonu nag la mënoon demee waaye dama lay ñaanal lii nga taxawal nii maa ngi lay ñaanal loo si njott yàlla na kawe sa njott Pa Modou ñun dañ lay bàyyi yàlla duñ la ñaanal sax parce que képp ku fi toog wala Koungheul ba Koungheul daj tey ni ma ko waxee loo amul rek ñun ñoo la ko xañ loo am bokkook nit ñi kon dañ la koy sante di la ko gërëmee di gërëm sa mag ji yàlla guddal fanam muy Ada Camara ku baax la waaye nag yéen tamit rakk yu neex a boot ngeen yow ak Lat Camara man na kër gi moom damay sant ñëpp di gërëm parce que foo kër goo xam ne boo fa duggee amoo frontière sant yàlla yónnante bi la Pa Modou sama diggante yow lu ne dégg naa ko lu ne dégg nga ko waaye sant yàlla ak yónnante bi maa ngi lay ñaanal bu baax foo jëm loo yóotu yàlla na la ko yàlla defal sa barke Seydina Mohamed ñoo ngi yow la woon si LD man de foo ne maa nga fa. parce que jotaayu tey bi man ku ko yàgg mébét laa parce que saa su ne damay waxtaan ak Modou ma ne ko grand Modou nattal sa bopp xam sa poids parce que askan bi dañ la bëgg te da nga amal askan bi njëriñ bi nag du yëkkati xaalis may doomu aadama mais yëg-yëg la parce que Modou dafa am yëg-yëg ci doomu aadama yi moo tax bés bii tey dañ ciy ñaan rek lépp lañ ci bëgg yàlla nañu ko ci yàlla defal parce que Modou ku jara jàppale la am na ñoo xamante ni tey boo leen jàppale wa buñ faloo dañuy jóg fii dem feneen waaye Modou dafa dëkk ak askan bi di defal askan bi ku xewle mu dem ca kii nag ku jara jàppale la damay ñaan rek la mu bëgg li yàlla na ko yàlla defal te defal ko mbooleem jullit te aussi grand Ada aussi nit lu sell ak lu sell rek ci la ñuy yëngatu kon nag Pa Modou ñun nag amuñ sa fay ñu ngi lay gërëm doon ay xale yu ndaw ba nga nekkee fii di ànd ak mag ñi di def teraanga ñuy gis suñu waajur yi yëpp kon ñun suñu àndut ak yow fuñ jëm ak fan lañ war a teg suñu tànk ku bokk ak yow ngay am di boole ñëpp loo am bokkook ñun man xam naa si dara ndax lii sa ba gis naa fa lépp élèves yëpp yaa leen yor di leen jox ndéeg looloo tax avancé woo Père Modou c'est trop tard li nga def nii dafa yéex boo ko jiite woon barke Seydina Mohamed raw nga fii waaye mi ngi soog a jot billaay wallaay tam mi ngi soog a jot te bul teggi sa tànk ñun chaque jour suba ngoon guddeeg bëccëg foo ñu woo ñi ngi ñëw mouvement bi day dem ci kanam parce que ñëpp bëgg lu baax. mooy que dama c'est vrai que politique lañ nekk liñ fi wax sànq jeex na maanaam ak nu mu accompagner suñu frère Mayacine bu élection yi deewree ñëw mi man Biige ak Omar Ndimbalaan dañ dugg ci néeg Mayacine ne ko élection yi soo amee ndam su Modou Camara newut premier adjoint ñu xàccoog yow mais fekk yàlla namm na leneen mais nag soo amul loolu je pense que war nañ def ay jéego def ay pexe parce que conseil économique et social mi ngi fi ak yeneen je pense que yow leader bi kese waroo am doole il faut que ñi nga àndal aussi am doole pour mën a téye base bi
loolu aussi laa ne woon mënu ma nga ñàkk témoin en tout cas suñu nijaay waruñ ko ñaanal moo ñu war a ñaanal mais dañ koy souhaiter bonne chance sur sa nouvelle aventure lépp loo xam ne gën na ci moom yàlla na ko yàlla defal en tout cas ñun lépp loo xam ne mën nañ ko ci wax ak jëf incha allah dinañ ko def ba nga xam ne département Koungheul jox la cër maa ngi leen gërëm di leen sant wasalaam. di jiital di nuyoo bi Papa Adama mu joxal ñu ko ñëpp foog naa Aziz laal na ci réunion bi li ko waral waaye man damay dem ca ndeyi mbilli ga muy Macky Sall parce que bi muy nekk premier ministre Abdoulaye Wade Adama moo ko njëkk a tertu fii ak cortège am mu taxaw Abdoulaye Wade dàq ko man ak Amath ñuy réunion dañ doon nëbbatu njawen te amul benn récompense bu mu joxe koñ bi wala bu mu jox kër gi kon moom ci boppam même bu ñuy baaxul tamit moom amul xoolul démb amul kóllëre ay mbokkam lay dimbale ay pël ah non damay wax mu leer maye na fi ñeenti 4x4 yëpp ay pël la Kala Diallo Ba Diallo moom la fi may oto billet Makka yi ñoom la koy may dem nañ audience 2017 bu Papa Ada amee billet Makka moo ko ñaanal boppam responsable yi Koungheul itam dañuy suul nit bëgguñ kenn ku tolloog ñoom bëggu kenn ku toog ñu toog li ñuy bëgg nga toog ci buntu bi buñ paree cofal la dara man de 2019 ba léegi maa ngi door a taxaw ci meeting wax ñëpp laa dóor embargo parce que liñ lay wax ak li nekk ci ñoom moo dul benn dañ lay utiliser ba nga jeex ñu pare dem Dakar tëdd ak seen jabar ak seen xaj ak seen sëfoor loolu du defar réew li koy defal mooy tey xam nga tey bu fekkee da nga nekk leader nekk Dakar ki la fi nekkal nga dooleel ko mu amee responsabilité sa ginnaaw mun na def loo xam ne doo ko fekkee waaye lépp benn loxo benn tànk benn gémmiñ mënta nekk man 2022 bi may dem Papa Ada téye na ma ay weer di ma mocc ma ne ko Papa Ada ren damay fippu gis nga nit boo koy topp politique yeggul àllaaxira fii la yem man kenn du ma dugal frigo pour sa intérêt du alal du leneen Pa Modou mii nag dafa am ko wax lu am importance xam nga li feeñ mooy li nga xam ne day ñëw may la mais bi mu nekkee fii ci lycée bi bëri na élèves yoo xam ne tey bu ñuy réussir moom moo tax kon loolu dafa am solo mu nekk LD jógee LD ñëw APR di liggéey APR di ñëw mais ñi fi fal ñëpp am na ñoo xam ne ñu ngi leen fi jox ay responsabilité mais cunguwaar buy jar 100 francs duñ ko jënd maye ko dañuy wëlbati ko dem di ñaanaatu ji ñooñu duñ ay responsable di nga Pa Modou sa pipp bii man de demoon naa 2035 laa demee Saly pare ne wu ma kenn sama carte d'identité nga nee ma denc ak ku ma yaakaar pare ne wu ma kenn dama ne woon damay toog ba liste yi génn buñ fi tegee koo xam ne doy na ma àndoon buñ ma doyul ma dem opposition mais man sa mouvement bi danañ ko ubbi ba mu dem ci département bi du yem commune Koungheul rek danañ xeex pour lan mooy defar Koungheul lan mooy defar département bi. ñëw fii feddale kóllëre gi boobaag léegi mën nañ ñeen fukki at loolu du caaxaan mosuma gis Modou changé kanam bon nag bu ñuy wax ni Modou baax na man mën naa seede ne Modou baax na donc du côté baax fi mu ne nit ki lii mu def baax na ñu def ci saytu xool ko bu baax parce que am na ci ay signes yoo xam ne moom la tombet mu nekk signes yu tranquille signes yoo xam ne dafa fees ak yaakaar tey samedi la fukki fan ak ñeent seetal seen baaraam yi yëpp ñett la 4 fois 3 12 plus 2 te daan lépp loo tàmbali ci 14 mu nekk bés bi ñu tàmbali rëdd ko àddina bi loolu ci kaw la jëm bi may ñëw te dama lay digal bët bu set wasam ma di la ñaan nag bul tëddati mukk te defuloo fukki illa fi kuréesin ak ñeent saxal ko nga xool bul génn fii fukki illa fi kuréesin ak ñeent mooy sa ñaan man fi nga taxaw ak fi nga yem daf ma xaw a jaaxal waaye nag lu jot rek dana yomb
si yonent sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñu barke ñaari waajur donc ñu yëkkati suñu kàddu feeñal d'abord suñu mbégte vraiment suñu mbégte boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem ndax kat nga woote dafa jafe mais ñu wuy si la nga woote ñu wuy si la lu jafe la te yaakaar naa ne man gisuma lu ma defal nit ñi tax woote bu jàmp bii ma woote ko gis wuy bu rafet bii waaye nag maa ngi sant yàlla bu baax parce que tamit ñi fi jaar ñëpp jël kàddu liñ fi wax tooyal na suma xol te liñ fi wax yëpp yaakaar naa ne aussi du luñ sos am na fi ñoo xam ne mosu ñoo wax ci mbooloo mais dañu taxaw tey bëgg a def ay seede ngir liñ séq ak Modou Camara am na fi ñoo xam ne yëgaluma leen daje bi te gis naa leen fii gis naa ñu jógee ba ay Koungheul sancak ci yeneen quartier fu ci nekk kon donc loolu fierté la danaa ci ñëw ci kanam mais may wax ne rek mouvement bi li ko tax a jóg mooy yokk liggéeyal Koungheul daan nañ liggéeyal Koungheul démb ak ci démb ci yeneen format def lu baax pour Koungheul mais aussi jàpp nañ ne comme nitu politique lañ waaye citoyenneté aussi jotewul yàqul dara ak politique parce que politique bi ñu waxtee dañ ne la politique c'est l'art de faire la cité xanaa dañ ko dévoyé léegi ba xaw ko salteel ba fépp kuy def politique rek presque ñu méngale la ak leneen mais politique luy defar gox bi luy defar askan wi loolu rek moo ko tax a jóg kon donc suñu jàppee ne dañuy créer mouvement boo xam ne day dox ci citoyenneté dañ jàpp ne aussi mën nañ koo yëngal en même temps aussi ci politique donc ñi ko seq ñëpp luy yëkkati Koungheul luy dooleel Koungheul parce que dañ ne mouvement kaaraange Koungheul kaaraange lépp a ngi ci biir ku bëggul doo aar kon donc cofeel ak mbëggeel ci Koungheul mooy njëkk a feeñ aar Koungheul doon sentinelle am taxaw ci képp ku nga xam ne bëgg nga def naka su dul noonu ci biir Koungheul wala luy arrière loo Koungheul nga jàmmarloog ñun développé ay politique ànd ak ay mouvement wala ay association yoo xam ne yu mel ni au passage danaa ci remercier suma doom Kamu Camara di doom ci Aada Camara mi moo xale yi mu fi nekkal ñoom ñëpp a ngi fi tey ci jataay bi ñoom ñoo defal organisation yëpp mais ay xale yu am jom lañ di yëngatu ci wàllu social bërki dem moo Ndiaye mën naa ne fere nañ fi lu mat lu jege 1 million ci ay xale yu tuuti ci Marmite du Cœur chaque jour ñu jënd juróom fukki mburu ak yi muy àndal yëpp di ko jëm dugg ci dëkk bi di ko def seetal koñ bi di def ay lamp ci mbedd yi di def lu yeneen ak yeneen kon dama ne man su ma àndee xale yu mel noonu ak ñeneen danaa gën a ñeme fi may jëm parce que nag citoyenneté te lépp lu mu jógit xale yi wax nañ ma ko ne ma Pa Modou loo dugg ñu wet kon donc loolu moo ñu tax a jóg mouvement bi nag bi ñu waxee ne aussi dañ koy formaliser jàpp nañ ne formalisation bi ay jéego lay doon parce que mënoo tey mu dugg tey màgg tey mais il faut am ay démembrement am ay cellules ñu taxawal ay bureau taxawal ay règlement intérieur ak yooyu yëpp lu ñu namm la mais incha allah yaakaar naa ne danañ ci def ñu wax ne nag ñu ngi yëngu awés ci politique te ci lañ ñu gën a ràññee it nag waaye nag politique bi ñuy yëngu aussi ñu fësal ne suñu ànd ak président Macky Sall ba tey day wéy parce que ñu ngi ci ginnaawam tey ba suba comme nag dañ wax ne aussi ñu ngi ci gannaaw Macky Sall te ñi koy incarné fii ci Koungheul mooy les responsables yi nga xam ne ñoom ñoo am ay ndombo te nekk fii ci dëkk bi parce que tamit tey jii aussi buñ nee un ministre de la République Koungheul ministre de la République bi fi am mooy Mayacine Camara kenn mënu koo ñàkk a tudd mënuñu koo ñàkk a gërëm aussi parce que nag mën nañu wax ne merewuñ ko parce que ñun lépp dañuy jël jiital yàlla aussi parce que yàlla moom boo ko gëmee rek da nga naan lu jot yomb wax dëgg yàlla mu ngi góorgóorlu ci wàllu bi ñu nekkee ak li mu mën di ko def mu ngi góorgóorlu également ci biir mbokk gi loolu aussi dinaa ko séede donc amee lu ma ko dara lu ma koy meree wala lu ma koy sikkee président Assane Diop la même chose sunu mag la su fekkonte ne man sax xëj na mën naa ne gisuma sama bopp ci moom gis naa sama bopp ci moom ngir ni mu téyee Aada Camara mi ak li mu ko teg ak li mu ko fonkee ndax su ma yeboo ne moom Aada de Assane sax ko fonk dafa ko daggal salaire weer wu ne mu ne ko il faut yow am lu ma lay jox même soo toogee bàyyi politique Aada su ma wéttal nga su ma bootaay nga su ma lépp nga looyu dama la koy saxal ba keroog ma fii loolu donc bu ko defalee Aada def na ma ko voilà donc di nuyu di gërëm aussi leader politique yi fi nekk Koungheul parce que nag man Koungheul amu fi non non ñëpp laa amal jàmm ñëpp laa amal jàmm te jàmm jooju aussi damay ñaan mu continuer
maire bi fi toog yàlla taaj ko fi ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci ndombo di ko yàlla jox nii. présidente conseil départemental également moom it ñu ngi koy ñaanal parce que lépp Koungheul la fu Koungheul avancé day tombé ak suñu ànd ak suñu mébét kon donc ñu ngi koy ñaanal mu am ndam. yeneen leaders yi fi Macky Sall nommé yëpp du ma leen cité mais ñoom it maa ngi leen di nuyu di leen tàllal loxo di wax ne suñu mouvement daal ñu ngi koy créé mais bëgguñu noonu mais nag dañ ci ànd ak cette fois ci ak fulla ak fayda bu mat sëkk nag. parce que nag wax naa ne rëccuwuma dara mais tamit jàpp naa ne yàgg nañ maa jëriñu te jëriñuñ ma kon donc loolu bokk na ci li gën a tax ma jàpp ne le président Macky Sall parti bi mu créé daf ko tuddee APR Alliance pour la République kon la République dafa am ay valeurs yu ñuy incarner valeurs yooyu bokk na ci benn boo xam ne bu am solo la bu ñuy wax équité équité Macky Sall moo ko wax mooy yemale. li tax mu indi fi politique bourse familiale seetlu na ne am nañu néew doole ci gox bi te xëy na solidarité bi waroon na am ci biir nit ñi des na mu indi loolu di leen jàpp. égalité des chances ay handicapé ak ñeneen ñëpp ku war a xam ne lu yelloog li nga war a am politique boobu la wax moom lay développé au sommet de l'État. mais malheureusement au niveau de son parti où je suis équité amu fi lu fi am mooy ségrégation discrimination. parce que nag man bañ dalee fii 2012 ba léegi Macky Sall ba mu fi toogee ba léegi musuma koo dëddu lu ne daj naa ko fi ni heureusement que nit ñi ñoo ko wax sax parce que man fokk musuma dëddu di wax mais nit ñi ñoo ma ko wax te lu ne daj naa ko fi yàgg muñ aussi ñuy nommé ak a jox ay poste nit ñoo xam ne ci kër gi lañ toog ñun ñi toog ci naaj bi ñu boddi ñu kon dañuy toog donc loolu ma jàpp ne lu ñu war a corriger la lu ñu war a corriger la parce que man fii boo leen fàttalikoo surtout sama waa koñ ak ñeneen en 2015 bi fi Macky Sall di ñëw ci ñi ko accueillir ci anam gën a rafet ci la bokk te kenn jox moo moyen journée de l'élevage la amoon fii maam Pauline nga nii bon bi mu ngi fii ci suma saak ba tey ci Seydou Bala dem ma jël fa valeur 250 000 francs ay hôtesse jox ko sama ay jigéen ne leen da ngeen teeru ji Macky Sall fii ci journée de l'élevage kenn joxuma ko maa ko ko fay weer par weer ba jeex tàkk loolu benn la ci li may joxe yeneen yi wax ngeen ko yu bëri barki Demba Ndiaye fii bi ñuy bind xale yi ñi amul carte d'identité te war a wote ku ne gis na maag sama oto mujj gi sax dañoo dem signaler ba ci renseignement généraux bi ñi nga xam ne ñoo yore renseignement wane ne kii APR lay liggéeyal te mu ngi indi ay nit ñi rek ci bind ñi ma fi utal carte d'identité pour ñu wote ci ay ndaw ci ay mag ci ay jigéen ci ay góor kenn xamul lu mu toll te lépp pour njëriñu Macky Sall waaw man lu tax man waruma am dara lu tax man ñu may boddi kon donc xaacuwuma siisuwuma defuma chantage mais nag comme yàlla suturaal na man su ma jógee am ñu ànd ak man kon il faut ma am fit te damay ñeme fi may jëm moo tax ma ne xam nga ñu ngi ci député yi fi mu ne mais député rek nekku fi parce que man li ma mënta comprendre tamit ci politique gu APR da ngay gis benn nit Lamine Diouf mii doon maire doon haut conseiller wala doon conseil économique et social mu ne tey moom moo bëggaat encore député waaw parce que moom mooy doom loolu nag jàpp nañ ne du fi continuer wala ñun duñ ko nangu benn nit ñetti ndombo ñeneen ñi toog di trinquer duñ bokk ba pare ñu continuer di ci topp du fi am gis ngeen lettre bii dama ko indi Matar Sarr lettre bii mu ngi nii maa ko indi kii ça date de 2015 billahi wallahi tallahi maa bind lettre Macky Sall xamal ko ne ko man Mamadou Camara de maa ngi ci politique bi 2012 ba léegi maa ngi lay jàppale ànd naag leader sangam ba yegg si fii jàpp naa ne nag ñu ne dañoo bëgg a taxawal au conseil de la république binduma la pour bokk ci ñiy wote waaye dama la bind comme dañ ne am na quota boo xam ne yow yaa koy tànnal sa bopp pour nga boole ma ci man nag dinaa ànd ak leader diw sangam ak diw sangam fii ci Koungheul koo ci laaj ci ñoom xam nañ lan laay représenté Macky Sall moo ma tontu de mu ngi nii ma liiral leen ko ci français d'abord. Chers compatriotes, par lettre en date du 27 mai 2016, vous sollicitez l'intervention du chef de l'État pour obtenir votre cooptation parmi les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Comme suite, je vous fais connaître que votre requête
n'a pas manqué de retenir l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Elle fera l'objet d'un examen bienveillant. Veuillez croire, chers compatriotes, à l'assurance de ma parfaite considération. Signé El Hadji Omar Youm boobu temps maître Thierno Youm Omar Youm moo nekk secrétaire de cabinet lettre baa ngi nii kon donc lan moo ci desoon topp ko lettre bii lañ waroon topp te ñi ma ko waroon yëgal naa leen ko waaye xam nga lan la lettre ba bañ demee ci Macky Sall ku fa Macky woo laaj la dañ naan ko ah kooku di Samba Boy boo xam ne tekkiwul dara waaw kon ama avocat léegi nag maa suma avocat wu bopp donc loolu moo fi ne ma leen di ñaan gannaaw ba ma leen gërëmee ba pare di leen wax nag ne jongante yi ñu jëm man de comme li sëñ Mass wax rek xama kan ak ñi ci wax ñëpp man daal man ak ñi ma yaakaar ñi ma safoo nar a ànd ak man su ma ci gisul suma bopp bu ma kenn jege ci jàppale wu ma kenn damay jàpp suma ñaar encore une fois politique lañ nekk chantage ma mais dañoo war a xam ñi nga xam ne ñu ngi yore nit ñi bu jógee ànd nit ñi ñan lañ mais nekk fi di jëndal ay oto ñoo xam ne ak ay di leen di saxal salaire ñoo xam ne xëyuñ fenn defuñu fenn ndax dañuy wax naan ay ñoom ñaan def fondation mais biñu defee fondation ñu ñoo yëkkati mur bi mu jëm ci kaw kon donc loolu message la boo xam ne je tenais à le dire ñu yegg fu mu war a yegg Matar Sarr ci wàllu woowu maa ngi la ci gërëm bu baax ak xibaaru bambu parce que seen taxawaay am na solo te bëgg naa aussi bu mu yem ci xibaaru bambu rek mais ngeen transmettre ma ko également yeneen canaux de communication parce que nag aussi trop c'est trop te yàgg nañoo muñ kon donc lii moo taxoon moo sababoon vraiment sunu woote pour taxawal mouvement bi nag dañu bëgg aussi mu gën a law ba am ay ramification ci quartier yëpp waaye am ramification également ci département bi aussi te it aussi ñu ngi tàllal loxo ñëpp parce que aussi tey jii ñiy incarner pouvoir local bi ak les projets de développement ak ñu ñëpp mënuñu leen a jéggi donc il faut qu'on collabore avec tout le monde yàlla dogal na aussi au niveau de la municipalité am na fa benn projet bu ma ko yore boo xam ne ça day yëngu ci wàllu développement ak alimentation ci avec laboratoire yi mais ñu ngi ciy liggéey aussi mais lépp c'est au profit de Koungheul donc dama ne ci luy jëmale kanam Koungheul daal amu ci xàjje amu ci farandoo mais nag lépp lu nga xam ne aussi ci wàllu politique la ñi koy incarné Macky Sall ak ñi ses répondants ñi fi nekk aussi mënuma leen a du moyu mais nag dinaa leen wax dëgg dinaa leen wax li ma sentir dinaa leen wax ni ñu ma war a jàppee ak cër bi ñu ma war a jox danaa leen ko fàttali waaw parce que aussi nekk rek à chaque fois Mamadou tu es incontournable Mamadou buñ la gisul du nangam wax yooyu dama cee sonn Mamadou boo ñëwul du dox dama cee sonn Mamadou da bëgg affaire am dox moom it kon donc c'est mën naa wax ne leneen li ma waroon a wax parce que ñi fi jiitu ñëpp wax nañ ko Aziz sama jarbaat Barham mënuma leen a fay parce que yéen aussi da ngeen a am lu ngeen représenté ci nguur gi ndaxte da ngeen a nekk yow da nga yor responsable de parti Aziz nekk responsable départemental de parti Aziz au delà mbokk gi ñu bokk mu nekk sama jarbaat dafa ne ma bokk na ci li gën a tax mu ñëw wala Azim suma réunion bi ci la bokk parce que dafa ne ma tonton dinaa ñëw te dinaa jël te ci wax personne n'est mieux placé que lui pour le dire surtout par rapport à mon compagnonnage avec son frère Mayacine Kam donc vraiment tout ce rapport là je te remercie Alaaji Gueye Sathiam yow it ku ñàkk ñaan nga parce que xam nga li ñu boole aussi mooy li Fat Gueye wax rek maa boogi la xam nga Sathiam ku ko jàppee politique ba foog ne dinañ nekk ay noonu mënut a nekk parce que Fat yaayam sama ñoom yaay ñii ñoo ko yoroon kon donc loolu démb la Ndeye Wade mi toog Fat Gueye wax na ko li ko waral la njàppali gisee fu musaan a far ak nu munti demoon bu tàkkusaan jotaan fii la ñëw suñu kër ñu waxtaan xaqataay di dàqante mu def ñu mor bu yoree xaalis ne tey xam nga mooy li ma wax rek c'est-à-dire que fi mu ne nii gannaaw bi ma jiite mouvement bi mënu ma wax ne damay cracher tous les compagnons yi nga xam ne dama nekkoon ak ñoom non à un certain niveau de responsabilité je garde mon autonomie mais aussi ñoom ñoo nekk suma interface de continuer à collaborer avec le ministre parce que aussi il reste mon interlocuteur jusqu'à présent il est le mieux placé parce que c'est un ministre de la République même si nit limite mais en tout cas je ne peux pas l'écarter tout ce rapport là mais je dis encore une fois que des gens comme M. Mboup aussi qui est un sage qui est respecté aussi au niveau de l'APR je lui tends la main waaw ces gens là ak d'autres leaders aussi yi nga xam ne ils sont prêts à m'apporter un plus en tout cas celui qui vient au nom de l'APR pour m'apporter un plus je suis prêt à l'accompagner dans la mouvance présidentielle waaw déedéet peut-être circonstance la rek mu tombeek
circonstance bi période actuelle mais soo dégloo ñi fi jël kàddu ñëpp boo seetloo dañ ne yàgg nañ maa ñaax ci lu mel noonu pour ma jéem a taxaw aw suma yoonu bopp parce que jàpp nañ ne ñi ma daan àndal ñëpp presque jotuma cee gis son bopp te ñooñu waroon nañ maa mën a taxaw ma jàpp ne aussi élection locale yi man la ma waroon def yëpp def naa ko li ma waroon taxawee yëpp taxaw naa ko keroog bés bi dama taxaw sax di jël sama oto di ànd ak ñi di yóbbu nit ñi voté ji mais yàlla aussi bu dogalee da ngay nangu dogal ba ànd ci du ma ko jiiñ kenn du ma ne diw moo trahir wala diw moo tàng mais dama xam ne rek loolu la yàlla namm moo tax ñu mais contexte bi aussi contexte propice la aussi pour ça namoon naa ko def bu yàgg mais jàpp naa ne aussi échange yi ñu jëm aussi ak contexte bi ñu toll nii c'est non d'accord naa ci li nga wax que ne contexte bi aussi c'est favorable pour la naissance de ce mouvement là pour mu mën a prétendre à des ambitions réelles waaw mais li may xaar ci président de la république mooy ñu xam ne ñun am nañ mbooloo yàlla dénk nañu mbooloo dénk nañu gannaaw am nañ expérience ci politique mais nañ ma delloo ñu ko la reconnaissance lay xaar ci président de la république ama fixation Matar je vous dis que ama fixation ci poste xam nga lan laa wax man un plus naa am un plus pour pouvoir m'occuper de la chose politique réellement et essayer aussi d'avoir de bons rapports avec ñi nga xam ne ñoom laa nekkal mais j'ai pas de fixation sur un poste en toute sincérité waaw waaw très bien loolu dama ci sawar parce que El Hadj Gueye aussi il a fait un très bon discours waaw parce que loolu aussi man dama xam nga man maa xaw a relâché rek mais auparavant quand j'étais à l'ALD j'étais un responsable départemental yow xam nga ci dara parce que tu as des parents à Lour yoo xam ne ba tey jii su ma jógoon fekk ji leen ak wëlëre gi ñu séq wallahi azim danañ ma jàppale muy Missirah muy feneen ak feneen Lour aada xam na ci dara kon donc El Hadj Gueye mi nga xam ne dafa nekk sama deret aussi te nekk bañkat bu waxee loolu daf ci xar tànk tuyam te El Hadj Gueye xam nga ne amul frontière yemul saali rek mais il est multisectoriel Modou Cissé mii bu fas cekkeen Kër Ablaye Fanta il est là te aussi il est prêt à faire la même chose donc damay am ambition waaw Aada aussi responsable la waaw nee na toog na mais xam nga ne Aada il est départemental Aada il est national sax kon donc aussi rakk la sama mag la joo xam ne comme ni ma ko waxee jàpp na ma ne rakk laa joo xam ne du ma ko rëkk te aussi am na yëg ci man fonk na ma maa ko jaral mu toog fii ndax gëj naa sax ci jotaay kon donc moom it dana ci jàpp ba lépp gën a saawaan gën a baawaan ñu am une aveugle M2K mouvement Kaaraange Koungheul de Mamadou Camara kon jut na fii tey ci Koungheul ci ni ngeen ko déggee ci kaddu yi xam ne am na ak kaddu gu mujj gi xam ne moom la Mamadou Camara wax ba ay militant am ay soppeem ñëpp jëloon kaddu ñu fekk si ko ci bisu màgg bi xam ne c'est le lancé mouvement politique bii nii boo xam ne dina liggéey ci côté social dina liggéey ci bépp côté boo xam ne Koungheul dina si gis boppam mais nag fas yéene na lépp loo xam ne danañ ko def ci politique ne dana continuer di ko def ci biir benn bokk yaakaar bi xam ne Macky Sall moo fa nekk di laaj nag reconnaissance bu mat sëkk parce que yàgg nañ ci liggéey mais ba léegi gisul boppam ci mbir mi loolu moo tax mu lancé ko kay itam ñu xam ne ñoo ko ci sañax ne ko mu demal boppam samp ndëndam fu nit taxaw ne moom la moom itam mu taxaw ne moom itam kilifa la ci dëkk bi kon mbokk yi mbir maa ngi noonu la amee woon ca quartier Gombe ca kër Mamadou Camara ci mouvement bu am solo boobu muy M2K bi ñoon lancé biñ paree nag mag ña Amanece, sus adiós.